asalaamaaleykum sama gaay yi waaw Cheikh bi dellusi na di leen ziare fu ngeen toll ci àdduna di leen rek rappeler lii bu ma ko tegee rek xam ngeen lan la voilà soxloon ma ci wax dara duma jox kenn loxo lii laa lay jox li ko waral mooy li waral lii dafa naan loolu leer na voilà lii nag ay last dernier info la nee naa la ay leeral dañuy ñëw di toj affaire yi dañ ko tasal parce que ñu bari coow li dañoo bari vidéo yi du n'importe quoi ñu ngi koy génnee di ko teg xam nga doo leen xam lu ci dëgg lu ci dul dëgg lan lañ wax lan lañ waxul ñun nag dañuy xool ci li gars yi di wax rek ñu ñëw di leen tegal di ci wax seen xalaat suñu xalaat voilà di leen xamal ne comme beaucoup de Sénégalais du nekk ne lépp lu ñu sonni fii ci réseaux sociaux rek ñu naan ko ñu gëm ko déedéet dañoo nekk ay sénégalais comme ñoom comme Ousmane Sonko di xalaat yor suñu xel lépp lu ñu wax ñu mën a xam la cay dëgg ak la cay fen wala bu dee dëgg la wala ay fen la ñun ñu xam ni ñu ko xalaate voilà dama leen tegal rek ay audio voilà bala may départ rek fi may départ mooy tegal leen audio boo xam ne si dama bëgg mu leer ci àdduna yépp voilà muy xale bi nga xam ne si wax naa leen ko sama vidéo bi passé mu tudd Awa Thiam mooy ki ngeen gis vidéo montage yi ñu def yépp ak Ousmane Sonko ak viol bi nga xam ne si jiiñ nañ ko dëgg la du dëgg ndaw si lañ jël def ko ci mu jël viom est en danger maintenant ndaxte ñii naan ay taalibey Sonko la ñoo ay njaagoom la ñoo ay xawma lanam lañ ñoo xam ne moom nee nañ moo leen gënal seen ndey gënal leen seen baay ñi ngi jël photo ndaw si di ko teg ndaw si ñu ngi koy menacé mënatul génn këram mënatul dox partout sa vie est en danger mu tudd Awa Thiam mooy photo bi ngeen gis yéen ñépp fu ngeen ko gis ñu def fa Ousmane Sonko ak li ñu ko jiiñ da ngeen fa gis ndaw soosu te kii yoonam nekku ci du moom tey du moom suba man nag sama xarit la wax naa leen ko démb ci sama vidéo bee damay ñëw ma delloo si leen ko tey ji yónnee na ma audio bii dama bëgg ngeen déggal seen nopp bopp yéen ñi nga xam yéen a ngi ay taalibay Ousmane Sonko ngeen ak ay activiste am ngeen ak ay njaagom ngeen ak loo leen doon ci Ousmane Sonko yéen xam bien boo ngeen def ko seen yàlla wala ngeen def ko seen yonent wala seen xutbu zaman waaye ndaw si na ngeen ko déglu ngeen bàyyi ko te xam ne photo bii ñu def du moom tey du Adja Sarr tey du Adja Sarr suba Adja Sarr ña nga xam ne ñooy def enquête ya yu bokkul ak yéen ñi bëgg a juger bëgg a àttel seen bopp balaa Sonko dem di wuy ji Adja Sarr ñooña buñ ko soxlaa ma ngay ñëw ma ngay wuyu buñ ko woowee dem na Sonko moo demagul waaye Adja Sarr ma ngay dem di wax ak journaliste yi nga xam ne ñi ngi bëgg ay buzzu télévision yi njor dégg nañ ko seen 7TV démb ak Birima dégg ngeen ko Maymuna Juuf moomu lu ne wax na ko Sonko mi ngi nee mais lu tax ndaw si ñëwul dugg na fi génn mais ndaw sos nga xam ne si dafa mel ne tey amul benn droit ci Sénégal Ousmane Sonko daal mooy Sénégal bi nga xam ne si war nañ koo xeexal war nañoo taal Sénégal ngir moom waaye kee ko accusé yoon ma ngay def enquête am leer la guñ dara Ousmane Sonko demul wuy ji ndaw sa ma ngay dem di wuy ji kee ñëw naan dafa war a ñëw moom mooy kan fan la nekk yéen respecté wu leen ndaw soosu dafa mel ne amul droit ndax kii kat leader politique kese la kii siiw na kii am na xaalis kii am na lu ne ci àdduna kii am na ñu koy taalal ak ñu koy xeexal ak du n'importe quoi mais kee ko accusé bu fekkee ne dafa nekk ci dëgg fan lañ gisagun ci télévision yi ban télé lañ fi gin ban site internet ñu jël fi benn doomu aadama boo xam ne ñëw na di défendre ki nga xam ne si mooy Adja Sarr amul du benn
ñëpp ñi ngeen gis ba ci journaliste yu mel ne Maymuna moomu gis ngeen ko ak Birima ak discussion mën na am ma tegal leen ci benn extrait ngeen dégg leen ñoom ñaar ndax moom waa Pastef dañ koo napp ba saaga yu ñu koy saaga moo tax léegi moom nekk na sonkiste par force moom mooy défendre Sonko léegi ndaw see dafa war a ñëw toog ci programme am bee te ndaw si xamuñu sa vie est en danger bu génnoon tey ñii dem di taal ay Auchan ñii dem di taal ay oto di taal ay kër xam nga ne buñ ko jàppoon daañ ko rey ngir rek bu amee dëgg mu bañ a noppi bañ a waxati dëgg bañ a feeñ waaye loolu du am ñoo ko war a protéger dañ ko protéger c'est inutile ngeen yaakaar ne ñoom ñoo ko yabal tax ñu koy denc déedéet état Sénégal dañ ko war a protéger ndaw soosu gannaaw amul doole ji Ousmane Sonko am ok kon nag ku ci journaliste ak tout jéem leen ngeen xool ne jigéen la jéem leen ngeen xool ne amul doole ji Sonko am jéem leen ngeen xool que ne kii dafa laaj ñu protéger ko dafa laaj ñu protéger ko ba keroog dëgg di feeñ parce que ñii won nañ leen ne kat ci misaal que ne buñ daje woon ak moom dégg naa dem moroomu jigéen naan ko yaa toroxal jigéen yeeg yaa lii yaa laa mais nga teg ko fan ngeen teg ko fan est-ce que loi dafa ñëw ndaw soosu dafa dem lam wax am na wala amul kooku bis bu leen di wax loolu da ngeen waroon xaar ba nga xam ne yoon dal na ci kawam man lu mënuma contre Ousmane Sonko ba tax may nangu ñu koy sosal ñu koy tuumaal Ousmane Sonko nangul na boppam fii wax leen ko ne moom moo dem ba ca centre boobu te bu dee massage kese la mënoon na am ku koy massage ci këram wala mu dem ci centre spécialisé yi du dem ci salon yooyu nga xam ne si la yàlla xam doy na ñépp xam nañ lan moo fay xew donc bëgg-bëggam moo ko fa yóbbu woon defe naa immunité parlementaire boobu ngeen di wax sax protégé wu ko ci loo xam ne si mbirum boppam la nekkul woon di exercer loo xam ne métier wu député la mais loolu yépp mën nañ bàyyi mu jàll waaye lépp ñuy wax ji am ak fu mu mën a toll kan la ñuy protéger Ousmane Sonko kese mi ngi mel ne mooy yàlla wala yonent ñi ngi koy jaxale ak yonent yàlla yuusufa demul woon di maasewu ci àll ba yonent yàlla yuusufa nañ ko sosale woon ak nam deme woon gis ngeen film ba kenn du leen ko nettali c'est des histoires yoo xam ne sont parallèles amuñu benn rapport Sonko du yàlla du yonent yàlla du dara moo ñu doon jaay fii l'islam bu fekkee ne yooyu moom mu ñu doon jaay buñ ko tegoon ci l'islam te yéen naafeq yii ne woon bis bu génnee fii li ñuy xaar mooy mu ne musu fa dem dem na fa koo xam du jox loxoom bi jigéen jël ay jabaram yuy muuru kooku moo dem yeneen jigéen di maase yaram woowu mook ustaasam boobu nga xam ne woona ko moo leen ko wax de sos amu fi mu wax woonaa sama ustaas nee na mu mën nga ko bu dee nag ustaasam boobu moom mooy décider à la place de Dieu di ko may autorisation comme ni mu amee couverture parlementaire am boobu mu yor kooku su joon nekku ci waaye li ma bëgg di ko déparé mooy Awa Thiam mii ngeen xool ko ci ko ngeen di gis xam ne du moom ma dama leen bëgg a tegal message boo xam moo ma ko yónnee newoon naa leen sama xarit la kii ba ma gisee xam naa ne du moom tey du moom suba Adja Sarr gisu leen ko image yu leen di jox duñ leen ko won sax parce que sécurité am dañ koy protéger mun leen jël nag beneen doomu jàmbur ak benn motif bu tax ngeen def ko ngeen teg ko fii ba tax ñu ngi koy menacer mënul génn këram et risque sa vie te lépp lu ko dal na ngeen xam ne Ousmane Sonko moo ko géré parce que yoonam nekku ci maasewul Ousmane Sonko tey maasewu ko suba du ko maase gannaaw suba kooku dafa war a leer ak problème bu mën a am moo xam voilà léegi nag xaaral ma tegal leen Awa ngeen dégg ko waaw pour muy leer waaw. na nga def maa ngi si jàmm lépp jàmm alhamdulilah di man maa ngi tudd Awa Thiam donc voilà gis nga Xaadim man de sama photo lañ jël ne man maay Adji Sarr te ki ka def kenn ku dul Moussa Agir donc moom moo jël photo bi capturé sama photo
bind ci Adji Sarr gi nii bi mu ko defee dañ fekk man dama toog ci benn groupe di waxtaan ñu envoyé ma photo bi ne ma nee na yow yaay Adji Sarr ma dem ñëw gis ci page mu def ko ma bind ko message ne ko sama photo bi nga def sama photo la fekk avant ma ñu gis naa ñu bëgg naa kii photo Awa Thiam la faalew ma ba ma toog ba ci ñu site yëpp na reprendre photo yi ñëpp naa may Adji Sarr ñii di ma saaga ñii di ma menacé lu ne ma koy daj wallaahi da ngay génn si mbedd sa nit dox ñëw ci yow ba finalement génn maa ngi sama biir kër toog dematuma dikkatuma ñu ne déet la waay ñu toog waa Sen TV jël sama photo def ko seen jour bu ñuy def conférence de presse mais waa Sen TV suñu def seen conférence de presse xanaa la moindre chose nañ laaj Sonko ndax kii mu Adji Sarr la war a déet mais non ñu jël sama photo teg ko ci guddi gi ñu woo ma ne ma sa photo moo nekk Sen TV ma daal di jël sama téléphone woo ma gisee ma woo kii nu mu tudd Ahmed Aïdara ma ne ko sama photo da ngeen def seen plateau bi mënu fi gis sama photo maa ngi jàkkaarloo télé ma ne ko ankay ndax man capturé naa ko mi ngi nii mun ma xaaral ma jox la directeur des programmes mu jox ma directeur des programmes ma ne ko bi directeur ma ne ko man de sama photo ngeen def seen kii bi télé bi mun ma ban photo ma ne ko man mii Awa Thiam sama photo ngeen fa def du photo Adji Sarr xam mun ma après dañ ko dindiwuñu ko ma obligé woo sama avocat maître Sigali donc moom mooy maître Clédor woo na leen ci guddi gi donc bi loolu jàllee ay guddi maa ngi leen ma ko woowee nag ba pare le lendemain à 8h ñoom bi ñuy defaat seen conférence bi ñuy def kii bi ñuy def seen journal 20h bi dañ jëlaat sama photo encore defaat ko fa ba nit ñi waat ma ne sa photo moo nekkaat Sen TV xam nga ñoom ba ñuy wax à 6h du matin si fekk affaire bi tas na saaga yi menaces yi lu ne jot naa ko menace de mort ay saaga ay wax yu ñaaw nit ñi naa ma dinañ groupe bu ne sama photo dafa dem ba seen diaspora yi nga xam ne dafa nekk diaspora mooy ñi nekk à l'extérieur groupe WhatsApp bu mënti gis sama photo yaa ngi fa maa ngi nii mënuma génn mënuma dem mënuma dikk dama yor ay njaboot yaa ngi mi dégg di recevoir ay menaces loo xam ne sama yoon nekku ci xaw ma Adji Sarr te xaw ma Adji Sarr suba xaw ma Sonko xamaanuma Sonko ñoom ñu bëgg ma takkal ci loo xam ne xaw ma nu mu demee te du dëgg du yoon wallahi du dëgg du yoon tooñ nañu ba ci kanam yàlla lu mu mënti dal ak lu mu mënti dal sama njaboot ñoom la lu ma mënti dal ak lu mënti dal sama njaboot moom Moussa Agi ak ñoom Thierno Bocoum ñooñu la ñoom la waa Pastef yi la booy Pastef yaa ngi may saaga di ma menacé donc mi ngi noonu. kon yéen a ko déggandoo sama gars yi mi ngi noonu kooku Awa Thiam la tudd mooy gel bi ngeen di gis xale bi ngeen di gis ñu def photoom fu ngeen gis ñu fay wax viol buñ accusé Ousmane Sonko moom nga mel ne moom mii moo ko accusé ay baadooloon yi nga xam ñooy dem di taal ay Auchan di taal ay kër di taal ay otoy jàmbur ak ay motoy jàmbur yu seen yoon nekkul ñu ngi nii xam nga ñii buñ dajeek ndaw si xàmmee ko ci photo bi daañ ko gaañ daañ ko def protéger lañ Awa Thiam mii lii yépp Ousmane Sonko moo ko fi indi bu taxawlu woon jógoon dem wuy ji tribunal kenn tëju ko kenn jàpp ko xanaa ni ñuy woowee Adja Sarr moom mu dem wuy ñu koy laaj te tôt ou tard ala kulli aal daañ daje danañu wuy ji par force ndax sénégalais la comme ñépp waaw quartier boobu mu dëkk sax du fa chef de quartier asumaan nag bu fekkee ne dafa am nag immunité boo xam ne ci suñ borom la jóge bu jógewul ca assemblée boobu nañu ko wax daañ ko dindi ci assemblée dana wuy ci par force te loolu daañ ci ñëw ci kanam na ngeen bàyyi xool leen photo bu baax ngeen xam ne kii yoonam nekku ci kii xamul Ousmane Sonko gérewul Ousmane Sonko maasewul Ousmane Sonko Adja Sarr photom kenn publié wu ko bu leen jël doomu jàmbur dofi Ousmane Sonko yi ba gaañ ko fi bu ko fi dara dalee Ousmane Sonko est responsable de ça kooku dafa war a leer voilà wax na leen ko démb ci Walf TV gis ngeen ko fa ci programme bi Maître El Hadji Diouf nekkoon ku ko gis yéen gis nga fa Awa moom mi jaar na fa wax na ko mënul nag jigéen dong la mënul lu dul wax ne kii du man te du moom dof yi nga xam xawma ay Baay Faal lañ xawma lan lañ ñoo xam luñ mën a doon nañ bàyyi doomu jàmbur ji ñuy téléphoné di ko menacer de mort et de n'importe quoi Ousmane Sonko sénégalais la comme yow comme man comme moom mii buñ ko woo tribunal dafa war a wuy ji voilà moo demoon di dox ay doxam moo xam voilà sur la 7 TV boobu dégg ngeen Diomaye Diouf lan lañ wax yëgoon nañ ne 3 mois ci gannaaw ñi ngi doon avertir Ousmane Sonko yëgaloon na ñu ngi koy fexeel dugg na fi génn mais yéen da ngeen xam mais ay cuune ngeen romb quoi yéen ak ndaw soosu nekk ci salon ba
nan lañ mën a yow nga nekk numéro 2 wu Ousmane Sonko ngeen yëg depuis des mois journaliste bii di Maïmouna wax na ko yëg na affaire bu mel noonu ah sama copine Mati Fall wax na ko keroog mais moom jàpp ko woon comme nouvelle comme information bu am importance mais yéen mais loolu bu ngeen koy dute ci un leader bu toll ne Ousmane Sonko ak réputation bi mu am mais ngeen war ne ko oh salon boobu bu fa tegate tànk bu ngeen ko yëgul woon comme li Diomaye wax à la fin début bi wax na ne déggoon nañ information boobu ca fin ba dem leen ngeen déglu ko nee na moom yëgul woon ne Ousmane Sonko mi ngi doon dem foofu ak affaire yooyu mais alors Ousmane Sonko buy masqué wu di fa dem du mi ngi nii di génn tey ji génn na fi dem ba ci hôpital bi ne day seeti ay xale li ko wër li ñuy bañ ci rassemblement yi li ko topp ci ay garde corps rek laa la wax comme rassemblement erreur la solul sax masque solul dara xanaa ba mu duggee ci hôpital bi nga xam si il était obligé ci lañ jël masque boobu jox ko kooku sa waay dajale doomu aadama yii yëpp ci ay xaw je ne sais pas lan la bëggoon démontrer dem di leen seeti hôpital ñee ña nga ca kaso ba ëllëg xëy na mën na am mu dem ca kaso ba ñu bloqué Dakar yëpp pour escorter waa ji nga xam ne moo toog fii di woote jihad guerre vie ou mort li nga bëggoon am nga ko yaa leen woo ñoom génn nañ ñi ngi taal Dakaru ñii dégg naa ndaw si Maïmouna Diouf mi naan lu tax dañ koy xuma li dañ ko entraver sa liberté je ne sais pas quoi mais quartier bi Ousmane Sonko dëkk daf ko moom mais ñi fa dëkk ñi ngi sànni ay lacrymogènes yoo xam ne xamoo nu mu demee ñee seen vie ñi ngi ko dindi mais état Sénégal ministre de l'intérieur bi ngeen di wax moom mu nommé ko dafa am obligation protéger ko même moom ci boppam parce que ñooñu di fa woon ñëw mënoon nañoo ñëw dugg gaañ ko wala ñu gaañ njabootam ak ñi dëkk ci quartier boobu donc la police là et la gendarmerie état bi ils étaient obligés ñu indi leen fa ñii naa fekk yi ñu ngi naan non bu fa kenn ñëwul woon la lendemain li du am déedéet parce que loolu bu fekkee ne état bi yabaluñu fa woon police ak yëpp sûreté bi am fa ñii ñëw taal quartier boobu lan la ñuy wax Macky Sall yabalul ministre de l'intérieur yabalul police ñu garantir suñ sûreté mais sûreté boobu bu ñu leen yabalee seen golo yi ñëw fa ak seen i doj ak seen ay móol mais ils sont obligés à répondre il faut tam ngeen di wax bàyyi seen yëfu naafeq yi voilà Sénégal Ousmane Sonko moomu ko voilà c'est un Sénégalais comme yow mi may xool comme qui que ce soit day juum comme ni ñuy juumee bu fekkee ne moom amul dara lu muy nëbb ci loolu mais pourquoi pas mu dem répondre immunité parlementaire boobu moo ko waroon jëkk a teg fële ne bi mu fi accusé 94 milliards yi daf ne buñ ma woowee soxlawuma immunité damay dem ma wuy ji directement pourquoi appliqué wul la même chose tey li ko biri ma wax dem ngeen di ko ngeen am lu ngeen ci wax immunité boobu nee nañ dina dañ buñ ko dindee léegi dinaa leen tegal ci kanam moom laay tëjee sax benn dof mooy le con la xaw ma keesi off la xaw ma ki nga xam ne si moo accusé woon le même Ousmane Sonko li Matar la ko gulaar doon wax bërki dem naan Louga affaire yooyu xaw ma Matar du Louga c'était région du fleuve Richard Toll la Sonko demoon biñ ne lee dañ ko fayal cotiser nit ña fa nekk pour fu ñu ko loger mu bañ benn gel moo ko fay moo ko fayal hôtel mu dem ak gel bi ca hôtel ba li Matar wax keroog keesi off bi moo ko jëkkoon génnee ba waa Sonko yi di ko saaga ba génnee ko fa léegi bëgg na leen récupérer waat dellusiwaat moo tax mu ñëw di accuser waat tey ji konéreem yooyu fenam yooyu naan dafa yor ay information mooy la fuulaa nekk ca France ge doon fi wax Marème Faye Sall dafa dof ak am na dossier ca palais ba waaye mais c'est vaurien là léegi beneen vaurien laa di jëkk a tegal ngeen dégg ko ñi nga xam ne ñii la ñoo entouré Ousmane Sonko ñii ñooy ñi nga xam ne si ñooy ñi liggéeyal Ousmane Sonko voilà muy beneen Ousmane Tounkara mbaam sax laa koy woowee quoi voilà parce que kii jëw comme Ousmane Sonko ni mu ko defee barki dem seen ay doom ñoo nekkoon fee ñu leen di xaañ ci biti mais moom il était bien protégé il était chez lui avec sa famille ay jabaram ak ay doomam ñi ngi woon seen kër mais ay doomu jàmbur ñoo nekkoon fee di rey seen bopp ñu xaañ leen di dajeek policiers yi di reyanteeg policiers yi ba dem tey jii mu dem ak escortam pour wax ne Maïmouna kenn
dindi ko liberté da génn ak ay garde corps a mel ne président Amérique mooy génn di déplacé wu ñëw fay jaay gëree xam nga naan day seeti boo yooyu ñu xaañ boo yooyu ñu tëdd doomu jàmbur yooyu tëdd ca hôpital be te moom moo leen fa yóbbu moom moo leen ko yóbbee voilà bu demoon wuy ji boo yooyu duñ dem hôpital ba mu leen seeti ñeneen ñëw plus de 200 ña ngi ca kaso bee te xamuñ kañ lay génn Auchan bee kan moo leen koy fay oto jàmbur yee ñu lakk Mamour Diallo bi mu di ñoon 94 milliards xoolal ban rapport la ci am dem nañ lakk kër Mamour Diallo fële ca Louga loo wax leen ma lii yëpp pour rek koo xam ne ragal a tëdd kaso dafa ne bu demee kaso yow boo deful dara looy tiit ba ñëw di fi taal Sénégal léegi da ngeen bëgg tiital dafa ngeen ne état Sénégal ba mën ngeen ko yëngal à tel point que ne Ousmane Sonko daal bu rayoon nit sax rendi ko ngeen di gis ak xam kenn wur wax ci moom parce que Ousmane Sonko la dégg naa fi booy bu taxaw ne man bu violé woon sama yaay sax duma ko bàyyi kooku sa problème la ak yéen ñi ko gëm du suñ yàlla du suñ jone du tous c'est un Sénégalais comme tout le monde mbir mi day leer voilà xaaral ma tegal leen beneen mbaam bi nekk ca Amérique fële ngeen dégg ko waaw lu muy wax waaw Mountakha Mbacké bu baax mi wax boobu waaw dim la nga def maa yaa ngi si jàmm Mountakha Mbacké bu baax du bi def naa bii la voilà ñu déglu fi dañu bëgg a indi waxtaan bi nag ngeen partager vidéo bi au maximum pour jeunes sénégalais incité à la violence comme son leader spécialement au Sénégal pour ñu jot ci vidéo bi j'ai eu des sources sûres te bu ma leen nee source sûre Macky Sall Ousmane Tounkara sàcc bi nekk fële ci États-Unis di source sûre bu ma leen indiloon photo Macky Sall sax mu nekk ci toilette am gëm leen ko c'est des sources sûres moo tax toujours bu may wax may dem bay tudd ay doomu aadama di laam-laame ne leen xam naa ñii pour mu won leen ne am na ñeneen ñu xam ñoo xam ne waxuñu ko on a des sources sûres des personnes très proches de Macky et que ça me fait mal au cœur li tax sama xol bi di metti ma bëgg sénégalais yi ngeen xam lii tëj la kaso lañ waroon def sa xol bi vidéo bi may def nii fasuma woon yéene defaat vidéo tey ndax bi ñu jógee ci marche bi waaye dama fanaanoo lii mu doon information yoo xam ne dama ko process laaj ko xoolaat ce dossier de Sonko a été monté ça fait déjà 6 mois de cela Ali Ngouille Ndiaye xam na dossier Sonko bi ñu monté nii pour jàpp ko Ali Ngouille Ndiaye xam na ko Ali Ngouille Ndiaye connaît le dossier. dama leen wax foofu bës naa bouton bi jàpp leen ne Ali Ngouille Ndiaye bi muy lim ak kàcckat bi Ali Ngouille Ndiaye ba mu fa nekkee moom mi moo doon saaga di ko saaga ndey di ko saaga du n'importe quoi léegi Ali néew fa ay kàcceem ne yor na ay dossier koo xam ne si tàppet sàcc si kotu oto boo xam dañ koo tëj kaso ba mu sàppi ca Amérique googu moom mooy wax lii ñëw leen dóor bagage yi quoi naan leen dossier bi dañ ko préparé woon comme quoi Macky Sall moom moo jël Ousmane Sonko yóbbu ko ba ci salon boobu romb centre yi nga xam yépp dañu war a def massage justice mu yóbbu ko foofu ak xale bi am 20 ans amul benn expérience kooku Macky Sall moo créé dégg leen kàccikat bi fenkat bi sàcc bu mag bi ak violence bi muy woote ci Sénégal moo leaderam boobu. le dossier très bien li tax a jóge foofu Aly Ngouille Ndiaye loolu ci la bokk. parce que am na sale boulot buñ ko bëggoon def loo am na loo xam ne moom mënu ko woon def ngoram mayu ko woon mu def ko je ne dis pas que Aly Ngouille Ndiaye est un homme digne mais am na loo xam ne Aly Ngouille Ndiaye ngoram mayu ko woon mu def ko ci Ousmane Sonko donc Macky Sall Antoine Diome moo d'accord a def tous les sales boulots donc loolu moo tax li ñu débarrassé li ko débarrassé ci Aly Ngouille Ndiaye loolu ci la bokk pour Antoine Diome ñoo def sale boulot bi gaaw procureur Bassirou Gueye ci deal bi la bokk moom moo yóbbu Ousmane Sonko mu yóbbu saal boobu Amadou Ba yëg na deal Amadou Ba loolu taxul mu dem dafa fekk muy dem lu tax mu dem wax xam nañu très bien que y avait un deal qui était en procès même Mimi Touré nee na même Mimi xamoon na ko waaw le dossier était déjà prêt. ndekete 6 mois. defar nañu dossier pour arrêter le président Ousmane Sonko. arrestation rek moo ci defee. maanaam mi ngi mel ni nga jaay doomu aadama livraison moo la def.
donc test yi ñu doon def noonu yëpp laam-laame yu ndaw yi ñu doon def noonu yëpp dañu doon jéem a mesurer force su Pastef parce que yàgg nañ leen ne mënu leen laal Sonko journalistes yi ñoom Maïmouna Ndour ñoom Yérim Seck ñooñu yëpp Macky Sall moo leen Ndour wuyul li nga doon jàng Sonko taxul gaay gëm la de waaw jàpp nañu Khalifa defu leen dara jàpp nañu Karim ki dara xewul wala Sonko buñ ko jàppee loolu yëpp c'est une partie du plan. Ça fait 6 mois de cela. Ils ont déjà préparé ce dossier. Ce dossier est déjà prêt. Arrestation Ousmane Sonko livré correctement. Te dinañ ko arrêter, te dinañ ko livrer. Ça dépend de nous les Sénégalais. Moo tax tey ma ne li may woote ni révolution la. Voilà. Man wootewuma ay caaxaan, wootewuma ay waxtaan, wootewuma ay concertation, wootewuma Sénégal. Voilà kii mooy ki nga xam ne si weer ya ci gannaaw mooy tapet sàcc bi ma leen di wax gis nga live bi mu def bërki demb mooy imbécile mbaam mi nga xam ne si moo ci live am sur Facebook ci la boy bi taal kër Mamour Diallo moo ko woo ne ko taal naa kër ga kii moom mooy ki nga xam mooy inciter la jeunesse sénégalaise naan leen station bu leen fa taal Auchan bu leen fa taal kër ministre bu leen fa taal moom moo leen di jónnee xaalis en Amérique déglu leen ko dana ko répété waat fii defoon naa ko gis nga tapet la vidéo yi da koy dafa pare effacé ko parce que xam ne c'est flagrant li muy def di état Sénégal def naa ne vidéo yi même bu ko effacé ñoom yor nañ ko dégg leen violence bu muy woote fii ak lan lay wax la jeunesse sénégalaise ci waajoo xam ne si daf ko seq du mbirum politique jigéen accusé na Ousmane Sonko di góor comme man comme qui que ce soit ñu war a dem ci yoon ñu àtte leen ci yoon déggal li nga xam ne à part violence bi Sonko woote ba ngeen gis ko yéen ci Sénégal xool leen bi mbaam mi nekk ci Amérique moom ak ay jabaram moom ak gaayam yi ne fii ngeen di wax naan dem leen taal leen def leen te kenn jëlu ci avion ñëw jiite ko comme Sonko ni mu tëggee ci biir këram googu ay doomu jaambur rey seen bopp ci biti di saccager le Sénégal kii ne ci Amérique Sonko ne ci biir këram ak yeneen golo yu nekk ay pare fu nekk déglu leen ngeen ko newaat déglu leen violence bi woote fii déglu leen gale yi dem gàddu ñaari xeer sànni intérêt français yi wolof laa leen di lakk nag nee nañu li ne am na lu ma wax de ndax yéen a ngi koy dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax nee nañu waxaat ko wax bu mat dof yee ko moom way waxal ak nit ñi bàyyi leen sànni ay xeer commencé leen defar seeni ay cocktail xam ngeen li may wax butéel yi ñuy jël di ci nas wëñ di dugal am luñ koy jaxasee ak suuf commencé leen defar seeni ay cocktail des millions de cocktails partout dans le Sénégal na commencé Vélingara Tambacounda Fatick na jaar ci yoon bi yépp dem Kolda Ziguinchor bu benn doomu aadama dellu ginnaaw je vais vous dire une chose kooku mooy Ousmane je parle à la jeunesse sénégalaise oui si Macky Sall liquide Ousmane Sonko suñu réew dina delluwaat ginnaaw benn téeméeri at te xam ngeen li may wax mool yi xam ngeen li may wax yéen ñëpp xam ngeen li may wax te xam ngeen exactement nitu Macky Sall yi ni ñuy doxee ñun nañu jóg pour révolutionner nañu jóg pour xeex nañu jóg dégg leen ñun nañ jóg imbécile bu ne ca Amérique naan ñun nañ jóg lu tax ndayam jëloo avion nga passe pied nga ñëw jiite sa bidon bombe yooyu ngay préparé nga won leen nuñ koy defee nga ñëw ba Sénégal won leen ko nga ànd ak sa doom yooyu ak sa jabar nga indi leen Sénégal pas doomu jaamur yee nekk fee amuñu yoruñu nga yëg leen lii ngeen di jox seen di def leen ay lavage de cerveau bañ topp dof ay sàcc yu mel la yow yoo xam du ngeen ay référence du ngeen ay exemple dégg leen li muy dugal ci bopp xale yi ñu jóg boo naan nous tu dois être là-bas kon dafa war a leer bàyyi leen dem leen jël leen avion comme ni ñu koy jëlee dem Sénégal ngeen dem ngeen jiite xeex ba kooku mooy guerrier seen leader bu dee day xale yi dañuy reyante moom mooy toog ci caméra yi di leen invité na génn mu taxaw ci kanam bi ñu xam ne guerrier la waaw mais tapet boo xam ne ñemewul a tëdd kaso benn jour moo yéen a yem yéen kaso tàmm ngeen ko quoi donc du problème mais ñëw leen Sénégal ngeen wax fa li ngeen di wax ñu dégluwaat. pour déloger Macky Sall du palais il faut que sénégalais yi ngeen déglu ma voiture armée yi mu jënd nii yëpp pour loolu la
li ngeen gis Macky Sall di woote couvre-feu yëpp pour loolu la li ngeen di gis Macky Sall di woote état d'urgence sanitaire yëpp pour loolu la Macky Sall benn but rek la am mooy mu jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci biir kaso bi toog ci nguuru Sénégal gi ba saa yu ko neexee Sénégal dégg ngeen ko plan wu Macky Sall 2035 la jëm dégluwaat leen ma de dem leen ngeen dégluwaat Amadou Ba bi mu toogee TFM te ñu laaj ko benn kaddu la wax dafa ne Macky Sall ñu koy laaj 3e mandat bu ne projet Macky Sall c'est jusqu'en 2035 sénégalais yi nag laay woo Macky Sall moomul Sénégal il faut sénégalais yi ñu xar suñu tànku tubéy ñu jóg defe naa boo leen ma déggee may wax xam ngeen ne caaxaan jeex na ñëwal Sénégal ay nelaw jeex na ay foo jeex na baara nañu kër Ousmane Sonko kan ci yéen moo fa mën a yegg tey kenn mënu faa yegg lenn rek la ñuy xaar kañ lañ koy jël ak kañ lañ koy yóbbu mën naa nekk tey ci guddi mën naa nekk suba si suba mën naa nekk suba ci guddi ci ñoom mën naa nekk tey mën naa nekk suba xam nga bu flee dafa tooñ sénégalais la comme yow tàppet boobu nekk ca Amérique naan nañ dem te ñemewu wàcc Sénégal buy dugg Sénégal sax li ma leen koy rek Gambie lay jaar ñemewu la jaar aéroport Diass parce que xam na lu muy def voilà xam na lu muy def fay lay toog di yabal doomi jàmbur ñuy dee mu leen di digal ay xaalis ci Amérique ku taal Auchan ma fay la Auchan bee ñu taal xaw ma ñaata la ci fay kër Mamour Diallo bee ñu taal xaw ma ñaata la ci fay moom mooy inciter ces gosses là ñuy dem def loolu ngeen di ko bàyyi ci Amérique gee lijjanti leen lu ngeen jële waa ji ngeen indi ko Sénégal teg ko mu ñëw jiite lii muy wax voilà kooku mooy bu wóor bi voilà dégg leen lu muy wax ñu nañ def lii nañ def la nañ def le ca otom bee lay taatam yooyu duju jabaram a nga ca këram ak ay doomam mais sa doom mooy day ba Ousmane Sonko tey ji dem ci hôpital bi naan day wër àdduna rassemblement bi ñuy bañ mu dajal leen pour dem leen seeti te mënoon éviter loolu voilà bu waxul woon loolu mu wax keroog xale yi duñ génn bay taal Dakaaru voilà je vais voir kan mooy fay Auchan boobu kan moo leen dédommagé kan mooy fay këru jàmbur yee ñu takk kan mooy fay oto jàmbur yee ñu lakk voilà ñee ca gaañu dinaa la yónnee benn boy Ousmane Sonko lan la wax dem nañu xaañ ko yónnee na benn message dinaa la ko tegal après nga dégg ko dañ ko rembourser lu ñu ko fayee garab yi ñu ko bindal ca pharmacie ba quoi ndax sa ragalu dem wuy ji yaa tàppet yi nekk ci Amérique ay France ak fu nañu ne fa di kàcc di woote ay guerre ak yu kenn xamul quoi lu tax doo leen ñëw Sénégal bu dee li ngeen di wax dëgg la ay patriote ngeen mais bu leen ragal ñu tëj leen kaso bu leen ragal dee mais toog fee di reylu ay doomu jàmbur mais vous êtes qui moom la des fi mu toll nii ils ont préparé tout leur sale boulot pour faire l'arrestation immédiate de Ousmane Sonko et le livrer à leur justice corrompue ñu yàq addunaam yàq casier judiciaire am yàq Ousmane Sonko daal bu tooñee bu violul yépp dafa war a am dëgg li ñu bëgg daal mooy justice boo xam ne daf naan Ousmane Sonko lu ko neex na def moo am raison mais loolu du am Sénégal yabu leen Sénégalais yi justice sénégalaise paale wuñ leen état sénégalais faale wuñ leen yéen ñi ne ci àll bi kàcckat yi sàcc yu mel na yow faale wuñ sax seen leader bee c'est un Sénégalais comme tout le monde bu waaye bu jalgatee dañ koy teg fi ñuy teg Sénégalais yi moomul nit ñi voilà dafa war a leer dossier mu jeex tàkk du Khalifa Sall du Ousmane Sonko du Karim Wade xaru Idrissa Seck boobu mu indi mu jege ko c'est pas pour mu jox ko nguuru Sénégal c'est pour mu continuer nekk l'escu bi mu doon ànd ak moom pour yàq Sénégal maintenant la génération qui vit doomu aadama sa dund amatul njariñ bu ñu jëlee lépp loo xam ne moom nga war a njariñoo pour dundee ko seen dund amatul njariñ sénégalais bàyyi leen xalaatati dund parce que vous allez seulement souffrir te chance bi ñu am pour tey ñu mën a arrêter loolu on a toujours l'énergie bi yor nañ ko wallahi billahi tallahi jullit laa maa ngi leen di wax ce dossier a été fermé ça fait 6 mois de cela déjà nee na jullit la billahi wallahi wa tallahi jullit waxal sa leader bi ku dul nuyu jigéen lu muy dem ba ay jigéen di ko maase waaw ba di ko jiiñ loo xam ne si bis bu lay ree day bie boo ngeen dee da ngeen dee ci kaso bi mais dana fa jaar kooku du sénégalais ni waayu sénégalais yëpp a yam sa waat yi
ak yéen naafeq yi ñii ne fii espèce oustaz yoo xam ne si ñi ngi tourné parole yi duñu wax ci lu tax moom mi ñuy jaay ay jullit lañ maa dàq julleeg maa dàq woor ak maa di ay alxuraan du n'importe quoi ba ngeen koy jiiñ ibaadu jabaram yi di muuru moom mooy dem di jalgati lu lislaam wax di leen ko wax lan la ko lislaam wax bala ngeen di wax dañ koy préparer dañ koy ba piège yu kenn xamul dinaa la wax ci piège bi lan la ci doon wax moom bu yàgg ba tey dégg leen naafeq bi sàcc bi lan lay continuer di wax di woote violence bi toujours Ousmane Tounkara ne fee ca Amérique ku tekkiwul dara zéro la déglu leen ma de je suis bien informé et je pèse bien mes mots. Le dossier Ousmane Sonko a été déjà préparé. Ça fait 6 mois de cela. 6 mois. Ousmane Sonko ndagam danañ ko jàpp wala duñ ko jàpp nekkatul wax. Ils sont prêts à tout. 6 mois nee na comme li Diomaye wax Diomaye nee na 3 mois la woon yeneen journaliste ne 3 mois mais 3 mois yëpp kenn avisé wu ci Ousmane Sonko ne ko bul dem fee di fa maase wu ndeysaan yéen a bëgg Ousmane Sonko waaye sama gars yi ñu xam ne yi ngi piégé seen leader bi yow nga xam ko dossier yaa ngi moom depuis 6 mois ministre de l'Intérieur yëpp te waxu leen ci Ousmane Sonko dara ngeen nekk bañ koy dóor ngeen doog a génn mais yéen a Ousmane Sonko bu ma doon mooma yéen ñii ku ma ci tuddati naa la wax sa baaxu maam voilà yaa ak Diomaye Diouf naan 3 mois ngeen xamul ak ndaw see xamoon ne fay nañ ko 40 millions yoo xam ne bëgg ko woon ngir moom xaalis jaralu ko yenn ba pare Ousmane Sonko ñu koy fexeel te newul ko Ousmane Sonko bu fi ñëwati parce que ñu ngi lay fexeel woo nañ ma proposé nañ ma 40 millions bu fi ñëwati Ousmane kon dafa ñëw dàq ndaw see nga xam moom lañ doon science loolu mu indiwaat ko mu maase Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko am problème bi tey yéen a bëgg Ousmane Sonko mais yéen ay naafeq billahi yéen a bon. Arrêtez Ousmane Sonko sénégalais yi nag laay waxal sénégalais yi. yéen laay waxal de sénégalais yi yéen laay waxal photo yooyu ngeen di gis ñuy monté di wane kooru xale bu jigéen bi kooku du xale bu jigéen bi. yaram boobu ñu leen di won di defaraat loolu yëpp ay photoshop la. pour dugg ci seen biir xel yi. xale bu jigéen boobu sama mbaam sax du ko tëddee waxatuma la ak sama doomu aadama. yow ki ngay tëddee mbaam boo ko bëggoon tëddee sax bu bàyyi la voilà. xale be yow mosoo ko gis ba xam ne danga ko mën a tëddee sa mbaam ak yow ak dara yow ka ngay tëddee xëy na mbaam mën nga dem nga tëddee ko mais xale be mosoo ko gis xale bi ñu lay won ci photo bi sax yow mbaam nga boo xam ne sa kat sax bëgg koo xeeñtu waaw baadoo la sàcc bu mel na yow ndaw si ñuy wone fii muy Awa Thiam mi muy wax naan xale boobu sama mbaam sax naa nga may yow demal nga génn xoola bu mu fi tax a wax sa jabar de mayal nit ñi jàmm Ousmane Tounkara yamal ci kuddu ñu roof la ci gayet man voilà kee xamoo nu mu mel Ousmane Sonko xam na lu tax mu ñëw di ko chercher bu ñëwee moom rek lay laajte xam na fu mu ko teg bàyyi leen seen naafeq gi déglu leen violence bi muy woote toujours. mbaam bu ma xam sax du tëddee xale bu jigéen boobu Ousmane Sonko du nit boobu je vais vous dire chers frères sénégalais Ousmane Sonko lim leen daf leen metti ci seen biir xol yi. Ils sont en train de se venger de lui parce que dafa feeñal seeni ay deal bu dul woon Ousmane Sonko ñun duñu xam ne pétrole ñu ngi koy exploiter Sénégal ñu ngi exploiter gaz. Sénégal bañ fay exploiter pétrole bi boobu Ousmane Sonko xale bu ndaw la xam nañ ko bu yàgg yow ignorant bi sàcc bi yow yaa taloon di sàcc ay oto moo tax xamoo ci woon loolu gars yi xamoon nañ ko bu yàgg xëy na contrat yi lañ xamuloon nu mu demee te du Macky Sall moo ko signé woon demal nga informer ignorant bi nga doon. comprendre leen loolu Clédor Sène Ousmane Sonko nit ñi ay patrimoine lañu xam nañu leen ils les savent xam nañu bu baax secret yooyu ñuy génnee moo leen déranger ils se disent que bu ñu arrêté wul Ousmane Sonko mii cere maanaam ñun dootuñu suñu rongoñu baadoolo dootul siimati cere buur moo tax Macky Sall a rendu ses amis riches sénégalais sénégalaises levons-nous et allons nous battre pour notre patrie. ma ne la waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund déglu leen li may wax de. mais ma nga ci waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund fa lay toog. waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund français yi li ma leen wax xam ngeen ko nañu jóg ñu xar suñu tànku tubéy
xam nañu fi ñu war a laal muy metti foofu la ñuy laal mu metti nañu laal fi ñu war a laal mu metti. nee na waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund kon da jaam ngay doon ne yaa ngi ci Amérique gee da nga dund yaay jaam bu bon Ousmane Sonko bu ma doon mooma dinaa la wax sa maam fu mu juddoo waaye mbaam mi nga doon. xale yi dajaloo leen kilifa diine kilifa aada bàyyi leen tranquille c'est des diversions kilifa diine yi dinañu génn bu ñu nootee Macky ñun bu ñu jekkoo Macky ci ngeen di dégg seeni ay kilifa diine bu kenn wuyu téléphone ne retournons pas derrière. yow moom mbaam mi Macky ñeneen koy jekku bu mu des yow booy jekku ñëwal Sénégal nga jekku Macky waaw waaye toog ci Amérique te sa oto bu di kàcc di yuuxu ak di fen yow moom doo jekku kenn ñeneen ñoo koy jekku nga toog fii di raconté yaag sa fukki golo yooyu seen manifestation yéen a ñàkk fayda yéen a ñàkk fulla. kilifa diine benn du génn xeexal leen kilifa diine benn du génn waxal leen kilifa aada benn du génn waxal leen il faut que les Sénégalais se lèvent. lii affaire question de vie la wala de mort. si. c'est une question de vie ou mort. oui. voilà c'est mais tapet bu mel ne yow ñëwal nga jiite ku la vie ou la mort sénégalais yi ñu ngi lay xaar de sinon may ñu jàmm voilà ñëwal nga jiite ko nga indaale say doom nag ñu jiite ca kanam ak sa jabar. dina déedéet n'attendons pas Macky Sall venir détruire nos vies. partagez cette vidéo ñu jot ko fu ne ci àdduna waa Bignona waa Fuladu waa Matam waa Podor Casamance ngeen xam ne aussi Thiès ñu ngi waaj a laal seen doom Macky Sall mi ngi waaj a yàq aussi. voilà kooku moom dañ la si sax dimbali gisoo ma moo tax ma enregistré ñëw tegal gannaaw tàppet nga ya nga xam ne yaa ngi yabal xale yi yu flagrant yi da ngay dem nga effacé ko ndax yow doo góor bokkat nga boo xam ne li ngay def da nga koy wax ba pare da ngay sànni ba pare làq sa loxo jam ba pare làq loxo moom ngay def moo tax ñu la koy amplifier da nga bëgg ñu partager ko ñu ngi la koy gën a yaatalal quoi daañu la dégg bu baax sa message jàll na waaye xam nga lu ñu bëgg nga ñëw nga jiite lii ngay wax voilà yaag sa jabar ak say doom sinon waaye yow duma la wax dara sax lu ñaaw quoi non. Ousmane Sonko loolu laa leen wax jóg leen ñu xar suñu tànku tubéy Macky Sall mi ngi waaj a yàq àddinay Ousmane Sonko Macky Sall mi ngi waaj a yàq Sénégal levons-nous allons nous battre. dégg leen ko bu waxtu dee jotee jaam rek mooy dund jóg leen ngeen préparé wu nañu gànnaay yu ñu dem xare. ci jaam yi nga bokk nañu xeex ba guerre gi fer ba géej gi fer. xeex leen ngay wax ñun ñoo leen jaam nga le pouvoir reste à la population. jarul dajaloo. def leen 500 000 groupes ngeen dofloo leen. station bi bu baxee. beneen bale bax Auchan bi bu jaxee beneen bale bax kër député APR bi bu boyee beneen ba boy jóg leen na Sénégal boy na xonk cur nee na du gis morso bu xonk nañu xonkal dëkk bi dina ko gis. jóg leen guddi couvre-feu pas couvre-feu violer tout jóg leen doomu aadama yi ñu génn nañu génn na ñëpp génn ñu dem xeex na ñëpp génn ñu dem xeex na ñëpp génn ñu dem xeex nañu dem xeexal Sénégal nañu dem libérer suñu dëkk lu lépp. dégg ngeen imbécile bi gis ngeen message bu salte bi muy lancé quoi couvre-feu ñu ngi ci coronavirus bi ay doomu aadama yi nga xam ne si ñàkk nañ seen bakkan Sénégal kooku intéressé wu ko moom voilà kii mooy ñi entouré Ousmane Sonko kii mooy ñi nga xam ne dañ war a obligé Ousmane Sonko doit avoir raison coûte que coûte par force bu violé wul yépp moo war a am dëgg. bu fekkee ne jox nañ ko tort justice amul Sénégal bu fekkee ne jox nañ ko tëgg justice am na Sénégal gis ngeen li muy wax Auchan yi nañ ko taal nañ taal station yi nañ def lépp mbaam moo xam ne mu nga fee ca Amérique kii état Sénégal dañ ko waroon jàpp Auchan yooyu waxuma la di ko fayoo Ousmane Sonko mais moom mii parce que yàgg na divulguer message yu mel nii moom lañ war a jël ay bien ak lu takk ci moom mu fay voilà mais tu te rends compte message yu mel nii nga dugg dëggal ci la jeunesse sénégalaise quoi. toog fële yow yor sa jabar say njaboot nga sàmm leen ci Amérique protéger leen naan ñii nañ rey seen bopp boo jógee nañ jóg nañ xeex nañ lii xeex leen nga war a wax parce que yow bokk ko ci
nee na xeex bu amee ku dewul jaam nga yow jaam ngay doon parce que doo dee parce que ci yaa ngi protégé wu barki dem bi affaire yi di amee bi xale yee ñu ngi leen di xaañ ñii ña nga ci hôpital ya ah ñii ña nga ca kaso ba waa ji fan la nekk ma nga ci otom bee toog moo ngi njabootam protégé leen ah mais ñii ngeen war a déglu ah ok xaaral léegi ma ñëw brek ma tegal leen benn waay boo xam ne si mooy dernier message beneen dof bu mel ne moom mi mbaam mu mel ne moom mi quoi ngeen dégg may doog leen tàggu. Sonko yow laay waxal monsieur Ousmane Sonko ko gis rek waxal ma ko dama doon raak ci résistance su démbam bi bañ toj sama bopp ma dem pharmacie ñu bindal na ma ordonnance su 17000 sama numéro 117 812 56 50 Wave bi quoi pour Wave bi ma fay ko remboursé waa pharmacie. voilà dégg ngeen loolu waajo wax ko di Ousmane Tounkara moom di ko qualifier sax amul adjectif boo xam ne si mën na ko qualifier quoi parce que genre yu mel nii vraiment nekk à l'extérieur di tàllu Sénégal di yàq lu bien jàmbur ah te ñoom yoruñu fa dara amuñu fa dara lu leen di yàq la vraiment ñii ñoom ñooy entouré ce leader là nga xam ne moom jógoon dem wuy ji kenn tëju ko ni ñuy wooyee ndaw see yow dañ la accuser c'est affaire privée la kii état yoon neewu ci immunité parlementaire boobu sax man je crois pas que mën na couvrir loo xam ne si ay besoin boppam la quoi bu jógee ci fee parce que li ma ci xamoon mooy bu fekkee ne député dafa nekk di exercer fonction mais fee dem di bànneexu nga ngeen kooku def naa ne immunité ba waru ko woon sa xaar bu dee li muy def leer na ci moom dafa waroon ñëw mais mën amul benn problème même buñ ko tegee mu ñëw ne leen man teggi naa ko damay dem jàkkaarloog ñi may enquête su ma wax leen ñu dégg après dem comme ni xale bay def mais du ma dem génn leen nañ xeex fii toj leen taal leen dëkk bi ñu taal dëkk bi nga yeewu fii ñu escorter la 1000 personnes nga dem ay hôpital naan da ngay seeti ñee malade yaag bu ëllëgee nga ne da ngay seeti ñee tëj ca kaso ba yow yaa ngi ci yóbbu boo demoon wuy ji ñooñu duñ tëdd ca hôpital boobu te ñooñu seen ay mbokk ñoo leen di fayal ordonnance yooyu c'est pas toi ak sa golo yu mel ne ay Ousmane Tounkara mi ñu tekkiwul dara voilà léegi déglu leen ki nga xam mooy Kezi Off xaw ma Kezi Off la xaw ma mbaam moom di leen wax moom tamit ke Macky Marème Faye Sall dafa dofoon fenni kese bis bu ne mu génn fekk ay info yoo xam ne si dara taxawu ci voilà léegi ñëwaat na fi léegi neen day joxe last news voilà mooy ki leen waxoon ci affaire yu jaari sow bi jël benn xawma seet katam la kat ci kat boo xam moo ko wax fii la nekkoon site yi di ko reprendre dara amu ca bu ngeen di wut fenkat ba gis Kezi xawma lan la bàyyi leen ko bërki démb la wax fi Sonko bi mu demee fële Richard Toll gel moo ko invité gars yi dajale seen xaalis demul mooy li Matar la Kagulaar doon wax bërki démb Matar dafa leen wax Louga la mais c'était à Richard Toll voilà Kezi mii moo taxawoon gars yi saaga ko bien que ci ñoom la nekk waa Sonko moom da nga war a jox Sonko dëgg rek boo ne ko critiquer Sonko moom même boo bokkee ci ñoom Diomaye Diouf sax bu subaa bu waxoon dara contre Sonko gars yi daal ci kawam saaga ko loolu lañ ko doon def léegi bëgg na récupérer sa position lii la wax dégg leen ko nee na mooy dernier news am nee na dañuy préparer Sonko dañ ko war a rey dañ ko war a lii dañ koy préparer la seen feni kese état buñ bëggoon rey ndaw see ñu dem ba naan tëdd nag ak tëdday gu pomaatam boobu diwoon na ko Sonko bu yàgg ba Sonko tey ji yoroon na feebar ba kon nag yeewu leen seen waxu dof yi ngeen di wax état bu lay préparer la ni la ko Birima waxee barki dem dañ ko doon wax ndaw si programmé ko bu Sonko yéegee ñëw flagrant délit lañ koy jàppee kon seen yëfu golo yi seen yëfu dof yi ay kees yi dégg leen waxu dof yi mu wax fii naan ji indi na fi information quoi après ma doog a ñëw nag non foofu sax laa ne tàggoo mais bu ma paree si moom xam nga lu ma leen tegal lan la Ousmane Sonko doon wax bu njëkk Ousmane Sonko ci boppam da ngeen ko dégg mu naan leen lii nga xam ne si tey ji moom lay weddi naan nit boo demee ba def sa yëfi dof bañ jàpp la nga naan dañ ma piégé ak dañ ma nangam du Khadim Gueye moo ko wax Ousmane Sonko moo ko waxoon gis nga fii vaar la loo fi waxoon démb ak bëri dem dañ la koy tegal dégg leen Kezi Off dof bi ki doon wax Marème Faye Sall dafa dofoon gis ngeen ko xam ngeen kii ban genre nit la ok moom mi mooy fuu bi bëgg na récupérer du fi jàll moom laa leen tàggoo après ngeen déglu patron seen waa ji nga xam ne si moo waral problème yu ngand yëpp lan la doon wax démb Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindul woon bindu ci activer cloche bi vidéo bu ma def koy gis ko ak yar ak ay teggin seen saaga yooyu sama chaîne moom du fonctionné ku fi saaga maay bloqué sa maam signalal fii doo leen fi siiw gaan peace and love in the world déglu leen Kezi dof laay wax sax après Ousmane Sonko lu mu daan wax pàcc
salaamaaleykum mbokk yi dafa am information boo xam ne c'est très très urgent foog Sénégalais yi partagé ko tey ci guddi balaa suba ñëpp jot ko parce que lu ñuy waajal lu garaaw la te Ousmane Sonko la concerné dafa am loo xam ne ñoom dañ ko doon waajal ci Ousmane Sonko bu njëkk bi dañoo bëggoon piéger otom pour mënoon ko rey bu ñu jéemee mënuñu piéger otom dañoo décidé woon ni dañ koy empoisonné ci lekk pour mu dee ñu jéem ko mënuñu ko après ñu envoyé ko nit boo xamante ni day fréquenté këram pour mu jox leen information yépp yoo xam ne moom lañ soxla woon ci Ousmane Sonko ba ci information ni dafa am problème au niveau du dos day soxla massage information boobu nit kooku moo leen ko jox. léegi lan moo des ñoom ci tuumal bu ñu tuumal Ousmane Sonko bugguñu ko emprisonné téye ko prison non du loolu mooy objectif bi objectif bi mooy dañ ko soxla pour quelques jours rek bu muy dugg prison pour que ñoom ñu mun ko empoisonné bu génnee prison quelques années plus tard pour mu dee donc Ousmane Sonko luñ koy waajal mooy rey ko bugguñu mu nekk président donc suba la ñuy lever immunité parlementaire am ci assemblée nationale suba loolu buñ koy lever rek dinañ ko teg loxo bu wuy see rek dinañ ko teg loxo buñ ko tegee loxo soxlawuñu ko lu yàgg prison le temps que juste ñu empoisonné ko génnewaat ko loolu lañ soxla ci moom donc vidéo bi boo leen ko partagé bu baax suba ñëpp jóg jubali assemblée nationale suba assemblée nationale da ngeen koo war a taal parce que lu ñuy waajal mooy assassiner Ousmane Sonko ñoom ñëpp ay complice lañ te dinañ voter loi bi pour que ñu mun ko teg loxo buñ ko tegee loxo ñu emprisonné ko buñ ko emprisonné ñu empoisonné ko génnee ko mu dox quelques années ou quelques jours plus tard mu décédé loolu mooy projet bi ngir yàlla partager leen vidéo bi c'est très très important ñu mun a sauver Ousmane Sonko jërëjëf. vraiment nit ñi dañu war a respecter les Sénégalais ñàkk fayda weesuwul nga def tooxi doone ba ñu jàpp la amoo la wax lu daal kii moo ma piégé kii moo ma galgal ak nangam. góor gu ñàkk fulla ñàkk fayda mooy am jabar nekk ak moom ci sa kër am droit ci moom à 100%. maaseetu la nga naan yaa ngi dem ci ay salon ñu lay maase góor gi ko def amoo fulla amoo fayda toppoo diine l'islam man de sama jëkkër du dem salon ndax bala ko salon maase man ma maasel ko sama bopp kon nag góor gu ñàkk fulla amul toppul diineem mooy bàyyi jabaram ca këram di dem ci ay salon naan